am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñu di leen jaajëfal te di leen dalal jàmm ci seen émission Allo Docteur tey jii di talaata yemoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2020 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique moo leen di may émission bi talaata bu ne ànd tamit ak ordre des médecins ànd ak Sud FM ci seen lëkkaloo kon tey jii gan bi ñuy dalal egsi na mu di professeur Emmanuel Bassène di pharmacien ancien interne des hôpitaux professeur titulaire de pharmacognosie ancien chef laboratoire bu biochimie bu hôpital bu Fann di itam ancien président ordre des pharmaciens au Sénégal professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Khady Diop. waaw professeur tey dafa am ay baat yu ñu fi tudd yoo xamante ne xaw na bees ci nopp ñu ñuy dégg balaa ñuy sore ñu bëggoon a xam pharmacognosie ak biochimie nan lañ ko mën a tekkee nit ñi comprendre. waaw maa ngi doon ci pharmacognosie parce que ci loolu lay yëngu pharmacognosie ñu ngi ko doon wooye bu njëkk ba matière médicale xëy na moo gën a tekki sax pharmacognosie. Matière médicale mooy dañuy gëstu di jàngale lépp lu ñuy jëfandikoo ngir defar yaram rawatina nag gàncax yi voilà surtout ci plante yi waaw. donc garab gu war a jóge ci gàncax. voilà loolu la ñuy jàngale. loolu ngeen di jàngale université. waaw parce que paj tubaab. ci gàncax yi la doore voilà ci lañ doore ba ñu mën a defar ci seen laboratoire yenn yi ñu nasaxal li jóge ci gàncax bi parce que industrie moo ko laaj voilà ñun nag ci loolu la ñu yëngu waaw dellu fu cosaan jóge di jàngale gàncax gu mel noonu bu industriel yi di jël pour ndax ñu defaree garab parce que norme yi ñu war a respecter pour jël benn xas togg ko def garab ñun yooyu lañ leen di jox voilà yooyu la ñuy càmbar di leen ko jox ñu koy jëfandikoo loolu mooy pharmacognosie. biochimie. voilà biochimie nag dafa yëngu ci. daanaka ci sur le plan médical mooy li nekk ci biir deret lu nekk ci biir deret bi moom la ñuy càmbar seet feebar nu muy dikkee ci deret bi voilà biochimie par exemple ñoom ñooy dem soo demee hôpital ñoom ñooy seet ndax sa suukar yéeg na. ñoom ñooy seet ndax sa créatinine yéeg na. mooy analyse yi ngay def daal ci deret. voilà mooy yi ñuy wax analyse ci deret. waaw. d'accord mun na nekk nag ci beneen fànn même ci gàncax gi. mun nañoo def biochimie. parce que lépp luy dund. li ne ci biir. soo ko ñi koy càmbar ñooñu la ñuy wax ay biochimiste. voilà am na ay ñi def biochimie végétale. mooy ci pour kii gàncax wi. waaw am na ñoo xam ne biochimie animale la ñu def. comme ci ni jur gi. voilà ci jur gi ak ci nit ñi. nit nag dafa ràññee boppam. ci animaux yi. waaw loolu moo tax mu créé loolu. d'accord professeur démb am na président Macky Sall lu mu génn wax ko ci lu bees ci ay mesures yoo xamante ne jëm na ci façon yu nu xeex ci wàllu coronavirus. fii ci Sénégal déglu nañ ko mu di ay mesures yoo xamante ne xaw nañu assouplir yenn yi maanaam xaw nañoo rocci suñu tànk tuuti xaw ko yolobal ci yenn pàcc yi en tant que citoyen ak agent médical de encore ban commentaire nga siy def balaa ñuy jàll ci suñu thème. waaw tu as bien fait de préciser en tant que citoyen président. rafetlu naa lu mu jël parce que moom moo xam comme il l'a dit hier am na conseiller am na ay kàngam yu nekk yu ko wër su demee benn mu ngi teggi dara ci lu ñu teg askan bi
xam na fu mu ko jëlee waaw parce que nag nit ñaa ngi commencé na jaaxle xam nga toog biir kër rek su yàggee sax ak sa jabar doo leen ak say doom yi loo tàmmul def après day jouer ci sa psychologie dolli ci tamit koom-koom bi nar na wàññeeku loolu nag yëpp xam naa loolu yëpp la càmbar ak kàngaam yi ko wër mu dogal lii léegi nag ñun dañ koy jàppale ci li mooy xam mesure barrière ak yëpp parce que feebar nag dañuy wax rek waaye xëy na tàggoonguñu ak moom mais dañu fexe ba du lore. ragaluloo mu gën a law ci askan wi. gëwuma ko yaakaar naa ko. waaw yaakaar naa ko parce que xeetu grippe la xeetu maladie virale la bon sida bi léegi mu ngi fii mais ñu ngi koy gérer te gëwuma ne kii dina taxu dem beneen planète voilà dañ koy gérer rek xam moment bu ñëw ñu xam na ñuy taxawee. waaw d'accord jërëjëf professeur Bassène hydroxychloroquine ci la Sénégal toll nii ci lu ñuy joxe ci wàllu paj mi ñu gis ne fan yi coowal artémisia daal di dugg si ci suñu réew bu nekk ci biir àdduna si ca Madagascar ñu defar fa lu ñu fa defar mu ànd ak artémisia bi ñu gis ne kon fi mu ne nii ñi ngi ci ñaar yoo xamante ne benn bi commencé nañ ko appliquer beneen bi xëy na ñi ngi commencé di ko xalaat naka la ñu koy dugalee lan nga xalaat ci ñaari produits yooyu d'abord professeur. waaw hydroxychloroquine lu mu rawee artémisia mooy système officiel santé xam nañu ko bu yàgg xam nañ ko tubaab bi ñoo ko fi indi dans les années 20 ou après la seconde guerre mondiale mu ne fii ba les années 2000 ñu dindi ko. waaw artémisia nag xamuñu ko xam nañu ko. waaw depuis les années 2000 ci la li ñuy jëlee ci artémisia lu ñu ooy artémisinine ci la gën a commencé fës. ci 2000. waaw les années 2000 année 2000 voilà bu chloroquine rando bàyyi artémisinine ak ci lu ñuy wax ACT donc combinaison à base d'artémisine. loolu la hydroxychloroquine rawee artémisia. mais artémisia moo jiitu hydroxychloroquine ci àdduna. waaw parce que hydroxychloroquine nit moo ko defar. waaw artémisia yàllaa ko fi bàyyi. yàllaa ko fi bàyyi voilà ngir askan wi kon nag foofu laay yemangum xam naa suñu demee ba ci biir. voilà dinaa donc hydroxychloroquine dafa fekk nit ñi xamoon nañu weer yële xamoon nañu ne hydroxychloroquine am na xeetu virus yu mu mën a xeex. waaw artémisia tamit xamoon nañu ko am na xeetu virus. yu mu mën a xeex. yoo xawoon ni roog corona. corona 2019 bi lu bees la donc lu bees kenn mënul xam ban gànnaay ngay jël. voilà fu mu ne nii ñëpp a ngi càmbar léegi ku raw sa morom. lu ñuy wax sa morom duma ku raw sa morom. jël sa garab imposé ko. loolu dong la voilà foofu lañ toll. d'accord kon ñu wax en attendant que ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 30 dégg ngeen professeur Bassène ni mu introduire ci wàllu hydroxychloroquine ak artémisia ñu xool ki njëkk a nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. Anta bu ne mooy léegi nga mala nuyu. ñi ngi lay fay fooy wootee. maa ngi wootee Mbour. Mbour. d'accord waaw dafa am ñaar laaj yu may laaj. dafa am ñaar laaj yu may laaj docteur bi. waaw. laaj bi njëkk mooy feebar bi demee adduna. waaw. li mu utee ak grippe. lu mu wutee ak grippe. ak siburu. ak soj. ak angine. ñaareel bi. mooy dama ko laaj ni suñ docteur africain yi. lan mooy seen rôle ci feebar dañuy xaar tubaab bi indi leen garab bu koy faj
wala ñu ne am xam-xam bu ko mën a faj. beneen laaj bi mooy docteur bi bu mën a wax lu muy wax mu koy gën a wax ci olof bu mu leer garab yooyu danañu leer lool. maa ngi leen di gërëm baax di sant bu baax. baal ma sëriñ bi. waaw. waaw nga ni muy gën a wax ci olof. waaw mu ni waaw tur yi muy wax mu koy wax ci olof mu gën a leer. waaw d'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup ci 33 825 18 30 su fekkee am na keneen ku ci topp ñu daal di koy jël asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. soxna si maa ngi leen di ziar. ñi ngi delloo ziar fooy wootee sëriñ bi. maa ngi wootee Tëngéej. Tëngéej. ay jël bisimilah. ñu ngi kontaan ci émission yi. merci beaucoup. ñu leen di ñaanal jàmm ak salaam. jërëjëf. voilà bon parce que man dama gisee temps yi yëpp ñu wax artémisia. mais alors que ñun suñ comme ni nga waxee santé prévention la quoi. waaw mais ñun waruñu xaar ba feebar ñëw rek ñu soog di dugg ci benn plante bi day def nii day def nii mais alors que ñun amoon nañu ay yeneen kii yoo xam ne moom lañ gën a miin te à chaque fois dañu koy wax naan par exemple ñu naan la buy am na fer am na lii am na lii am na lii bon ci chercheurs yooyu. war nañu dem di ñu dimbali nañu. ñuy jox ay recettes yoo xam nañu par exemple pour prévention par exemple laay joxe quoi. bon léegi bu ñëwee pour su ko ñu ne buy baax na mais ñoom foofu la ñu dem dañu war a wax ne par exemple boo jëndee kilo buy nga def ci paanu ndox. nii nga koy naanee nii nga koy naanee mais toujours artémisia bu ñu koy wax tam du ko dégg ñuy wax ne boo jëlee ba 10 feuilles wala 5 feuilles boo ko defee ci nii nga koy naanee nii nga koy naanee bon du ñu faral di wax kii naka lañ koy jëlee. wala naka lañ koy dosé. même laaj ba dañuy wax laaj baax na mais naka lañ koy utiliser ndax dañ ci war a ëppal wala ndax comme ça nit ñi di gën a comprendre naka la ñu mën a utiliser suñu ay recettes yi nga xam ne am nañ ko quoi. d'accord parce que bu dee garabu tubaab bi dañuy wax ne la da ngay jël benn suba benn biti benn ngoon pendant tant le jour par le pour prévention quoi. d'accord. et puis beneen affaire bi mooy que ne par exemple pharmaciens yi su ma doon. tu as comme l'impression que ne ana ñuy jàng université yëpp jaay garab rek la ñuy def bon parce que man ñun Sénégal dañ def pharmacien jaay garab rek lay liggéey. bon aussi nit ñi war nañu gën a parce que du ma dégg ñuy wax maanaam par exemple ordre des pharmaciens parfois dañu war di joxe ay recettes di jàngal fekk ne ñoom seen xam-xam jëm na ci affaire naka la ñuy utiliser ay. comme yi ma wax léegi ay laaj ay soble ay nangam ñu gëstu ci bon jox ñu ay recettes quoi. d'accord. bon loolu daal laa leen wax leen gërëm ak salaam. jërëjëf ñu ngi lay sant ñun itam ñu ngi woon léegi Tëngéej ci 33 825 18 30 ñu xaar kii egsi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. Adja maa ngi lay nuyu bu baax di la. ñu ngi lay fay bu baax. El Hadj Touré Yara. El Hadj Touré na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax Adja maa ngi lay ziar bu baax di nuyu maa ngi nuyu si invité boobu. ñu ngi lay fay. di ziar waa Sud FM auditeur yëpp maa ngi leen di ziar di ñaan yàlla jàmm yàlla may jàmm. amiin amiin. yàlla na yàlla dakkal feebar bi bu jógee fii. allahumma amiin. maa ngi ziar bu baax tonton yi ak Cheikh Amadou Tidiane Ndour. man lu ma doon laaj ñaari question laa doon laaj docteur. waaw. parce que man lu ma ci gën a jaaxal mooy Adja mooy cas communautaire yi. cas communautaire mi nga xam ne yow ñuy testé la ñu naan la ko yow dara méttiwu la rek comme ça ñuy testé la ñu naan que da ngaa positif xam nga loolu man xaw na ma ëlëm tout test léegi mu nekk ni ku nekk rek mën na jàppee boppam cas communautaire nga ah. bon deuxièmement ñoom fajkat yi dégg saa yi nu may déggee comme ça ne feebar bi li leen dalee tamit encore dafa xaw a ndax ñoom dañoo amul jumtukaay yu mot ñu mën protéger seen bopp wala nu ma demee noonu parce que man daal xaw naa ragal ci côté boobu tamit encore. ci personnel de santé bi. waaw parce que ñoom docteur yi ñuy faj nit ñi. d'accord bi ñuy amee feebar bi dafa xaw a yomb wala ñoom dañu amul matériel bu leen di protéger. d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf El Hadj Touré ñu xool ki si topp kan la bu ñu jëlee ki ak ki ci topp ñu taxaw bàyyi professeur Bassène mu daal di tontu balaa ñu ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. honorable la de. président directeur général bu Sud FM na nga def. ñu ngi sant bu baax. maa ngi lay nuyu di nuyu sa technicien bi ak sama sëriñ bi nga dalal ci suba gi. ñu ngi lay fay. di leen nuyu waa communauté rurale bu Thiamène may mën ak waa Koki yëpp.
d'accord. xam nga waxoon naa la foofu ne la est-ce que Sénégal yi xam nañu feebar yi kooku médecin la gis na médecin yi nekk États-Unis ak Amérique ak Italie médecin yi dañoo dem bay démissionné moo xam dañ leen di jëliwaat ñoo xam dañoo daw complètement ñenn ñu jël bal tiiri seen bopp su toog foofu bu dee ñu ngi jëw information yi man j'ai des preuves palpables kon dafa mel ni Sénégal yi xam ñu feebar bi man loolu mën naa ko ñemee wax soxna si feebar bi liñ ci mën a gaaw xeex ko rek ba mu gaaw génn Sénégal ku ko ci defu rek defoo sa warugar rawatina ci àll bi parce que àll bi da ngay gis zone yoo xam ne amuñu médecin amuñu sage-femme amuñu dara toujours ma di ko kaas fii te bu fexee ba egg ci régions yi ak département yi musiba am nañu ko gën a xeex li ñu mën a xeex nañ ko xeex rek ba bu mu génn te li mu dugg ci Dakar ak si ñëw nañ ko xeex ba mu jógee ku la waxul loolu moom day wax lu ko neex rek àll bi feebar yi gën a métti sa bon te gaaw ci la bokk parce que bugg laa fekk ak asma bugg laa fekk ak sa njaqam saqam bugg laa fekk benn feebar bu mu la fekkal rek mën na laa jël maar day taal te nit ñi kenn ku nekk yaa ngi sooxaale loo xam ne nii yow xam nga ci dara am na ñoo xam ne nangu ñoo dem ci médecin yi ngay yor seen malade ci seen feebar yi yaata ànd ak moom bugguñu mukk mu egsi ci ñoom kon nañu gën a fagaru daal loolu daal laa gën a soññ rawatina tamit mi ñaan ministre de la santé bi fële ci région de Louga bi ñu fexe ni ñu ñëw dimbalee ndax toujours ma wax ko fii ñun moom Louga moom xaw ma lan la soxla si waaye ñun ñoo gën a sonn ci mbirum santé jigéen ña ngay accouché te kaw traité toujours ma wax la ko fii coono bi ñu dund loolu waa Louga daal wax dëgg yàlla li xaar moom ba jàpp di woon ci loolu juróom jëlee waaye waa Louga daal ak waa Pikine gannaaw raay sud gii ak noor gi ma dëkk nii ñii moom ñu ngi ci coono jërëgeen jëf jërëjëf ñu jël ki ci topp nii ñi ci des may ñu bu ñu paree dinañu ubbiwaat antenne bi asalaamaaleykum sëriñ bi na nga def déggante wuñu bu baax dafa sa baat dafa sore lool aha fooy wootee yëmbal soose suñu communication ak moom leerul ñun suñu bos nee nañu sës na est-ce que du yow xam naa yow xëy na peut-être la sa voix porté wu waaw ay ca ñu essayé ñu ngi lay déglu waaw dama doon laajte léeg-léeg daal damay xaw a taw pour ndox lu bëri ma toll waaw damay gis rek damay bëgg a taw bi ma demee duma taw lu bëri d'accord ma koy laaj ci docteur d'accord dina la si wax lu mu xam incha allah jërëjëf kon ñu ngi sant ñëpp ñi fi wooteegum ñu daal di tontu bu ci kanam ñu ubbiwaat antenne bi professeur dañuy njëkkee ak suñu waay ji woote woon Mbour nee na bëgg na xam luy wutale Covid 19 bi li ñuy tuddee grippe li ñuy tuddee palu li ñuy tuddee socc ak angine nee na itam docteur yi nekk fii ci Afrique ndax ñoom dañuy toog rek di xaar tubaab yi di defar seeni garab di indi beneen bi nee na bëgg na nga gën a góorgóorlu ci wolof bi ndax mu gën a leer seen nopp xam naa li ngay wax da leen a intéressé. waaw jërëjëf man joolaa la joolaa bu yaroo Saalum kon wolof Saalum lay lakk. d'accord jërëjëf góor gi laajte boobu. man duma médecin ah. voilà duma médecin waaye docteur laa ci pharmacie rek docteur pharmacie. wàllu garab yi. voilà alors ñun nag dañoo ràññee yu mel noonu mais am na lu ma mën a wax ci médecine quoi. waaw grippe ak corona bi daanaka ñoo bokk li ñuy wax virus. waaw ay xeetu jàngoro woo xam ne su duggee seeram day dugg ci li ñuy wax cellule sa cër yëpp lay dugg ci biir du yem ci. ci biti noonu rek. waaw ci biti du yem ci deret bi. voilà loolu moo tax virus naqare faj. waaw palu moom daanaka kii am dafa xaw a niroog liy joxe jaare yi kooku moom kii la ñun ñu ngi koy parasite. voilà moom moo gën a rëy virus. waaw kooku moom. xeex ko moo gën a yomb. waaw nu muy dikkee ñoom ñëpp ni ñuy dikkee léeg-léeg dañuy niroo. waaw loolu nag. dañuy xaw a niroo dañuy xaw a niroo médecin nag moom moo la mun a wax. soo demee mu xool la. voilà mu xam ndax grippe la wala palu la wala leneen. waaw corona nag ak yeneen grippe yi. ci lu ñu. parce que nee nañ lu bees la ci lu ma dégg. forme bi waaw voilà ci lu ma dégg.
lu mu uteeg kële c'est que dafay jàpp sa xëtër yi doo mun a noyyi voilà et puis mu gaaw a wàlle même wàlle bi sax xam naa moo ko bokk ak grippe bu ñuy faral di am chaque année. voilà loolu rek laa ci mën a wax. d'accord waaw léegi mu ne lu tax de ñu xaar tubaab yi. ñu xaar di xaar noonu la ñu yàlla bindee fu mu ne nii. waaye ci paj laa wax de. waaw waaye lu ma seetlu mooy suñu tailleur yi. def nañ jéego yu baax bu ñu déggee ne masque am na defar nañu masque teg. waaw ci njëlbeen nag nit ñi commencé ne leen di bii baaxul dafa xaw ma lan mais mu jëne leen bàyyi parce que kenn mënul jéggaani lu mel ni masque ba Chine te kii doyul même France sax. bu ñu leen ba Chine ñu leen doyul voilà. voilà ñun nag ci defar garab wax dëgg yàlla dañ ci nasax. te yaakaar naa ne suñ fi jógee ci corona bi. nga xam ne ñëpp tëj nañu seen frontière nañu xam ne war nañu def as néew fii. voilà loolu moom dëgëral naa la ko waaye nag noonu la demee. noonu la demee Tëngéej daanaka ak laajam bu mujj bi ñoo xaw a yem ndax moom nee na Artemisia mi ngi koy rafetlu ci liñ ci wax yépp xëy na peut-être du ñàkk ñu xaar lu ci gouvernement bi di jël de manière officielle mais nee na li muy seetlu mooy yéen en général toujours da ngeen ñuy wax ne buy baax na laaj baax na wala nangam bon même bu dee xëy na sax du yéen ci feneen la koy déggee mais nee na jamais ngeen wax ñu yéen chercheurs yi nii ngeen koy jëlee comme ni tubaab bi di defaree bosam ñaata nga koy jël ci jour bi par exemple wax na ba fukk ba juróomi xob ngay war a jël nan nga ko war a naanee noo ko war a xoojee noo koy doser pharmaciens yi itam nee na gis na ne donte dañuy jàngay at yu bare ñu ci bare ci pharmacie yi la ñu mujj di jaay garab ordre des pharmaciens waroon na di mën a joxe ay recettes itam. waaw wax na dëgg laaj na ñu leeral tuuti maa ngi tàmbali fi nga jeexale. waaw ordre des pharmaciens war na joxe garab pharmacie bu njëkk ba loolu lañ ko jagleel voilà defar ay garab. voilà foofu la pharmacie tàmbale. te tàmbalewul ci université yi pharmacie ci askan bi la tàmbale ni ñuy defar garab ba ñu dem ñu tànn ñiy defar garab yu baax yi ñu ne leen ay pharmacien lañu. voilà fii comme ñun dañu coloniser woon dañu fekk nag tubaab yi weesu fu pharmacien di defar garab. mais fii bu njëkk ba pharmacien yi ci biir pharmacie yi dañuy defar garab yu bare médecin bi day bind ne dafa jëlal li pharmacien bi defar ko joxe ko. waaye léegi nag comme modernisation la ak bëgg lu yomb léegi da ngay bàyyi keneen di defar feneen après yow nga dem di indi waaw. nga jënd ñëwaat jaay. voilà alors loolu lañ nekkee waaye nag xam nga rek du ne jaay rek mais ci gannaaw jaay bi conseil mu ngi ci te xam garab bi ni ñu koy téye. loolu ci la waaye nag su doon suma sago ñu dellu ci defar garab dañu defar garab ci anam cosaan yu weesu. dañuy defar garab comme tubaab bi nu mu koy defaree. waaw loolu nag yomb na. da ngay def loo mën soo ci def as tuut jublu ci. di nga ko réaliser. d'accord. waaw léegi nee naa lu tax ñun suñuy wax defal jëlal buy def nii du ñuy joxe dose. waaw c'est-à-dire nutritionnistes yi ñoom mun nañu la wax buy soo ko jëlee yan anam nga koy jëlee ndax mu jëriñ la xam nga mun nga jël dara mun nga jël buy parce que da nga namm njàmbaan. waaw ak buy booy jël soo ŋasee xam nga jublu bi du benn. bokkul waaw. voilà njàmbaan xam nga ko de voilà. waaw c'est su fekkee ne yow da nga feebar ñu ne la nga jël lii. kii la wax nga jël ko moom dina la wax yan anam nga koy jëlee. ça dépend ci li feebar bi nga. voilà comme ne ni xaal sax mun na faj waaye su fekkee da nga ko jël parce que da nga war a dog loolu kii jubloo ci faj
léegi da ngay jël rek ak noo mën a jël voilà nu mu la neexee. d'accord voilà. El Hadj Touré Yarakh wax ci cas communautaire yi ni ñuy commencé baxe ak jaaxle gi mu ci am mais aussi personnel de santé bi tey ndax ñoom dañoo exposé loolu ba nga xamante ne yoruñu lu leen aar ndax gis nañ ne commencé nañ ci am ay cas ci ñi yore wàllu paj mi. waaw dégg naa kii président de la république wax ci démb loolu moo tax xam nga bu ñu fermer frontières yi ci la ñu dakkal les cas importés waaye nag xam nga feebar munoo xam kañ la dugg sa réew. voilà te feebar boo testé wul doo ko gis. déedéet. voilà xëy na balaa ñu laata fermer yàggoon na fi. parce que ñiy dugg di génn waaw bare na voilà mais cas communautaire ñëpp xamoon nañ ne dina am. te nu ñuy gën a testé ñu gis ko waaye tamit testé dina dem ba yow Sénégal yëpp nga def leen en quarantaine du baax loolu moo tax ñu bare jubluwuñu ci mel noonu waaw ci dégg naa professeur Massamba di wax di ciblé rek. waaw te di ñaan yàlla bu mu law. professeur Massamba Diouf. waaw professeur Massamba Diouf suma épidémiologiste. waaw suma xarit ak suma petit frère. d'accord Mor Niang wax na ni virus bi comme sànq ni nga ko waxee nit ñi xamuñu ko virus bu soxor la donc lu ñu mën a def rek ci lu gaaw ngir jële ko fi dina ci gën mu jaaraale itam wax seeni jafe-jafe yu ñu am ci seen zone yi ci wàllu accéder ci structure sanitaire yi professeur. waaw xam nga lu bees moom lu bees noonu la mën a demee waaw nit ñi mënuñu xëy rek ñu gëm war nañ leen mën a may ñu ñaaw ci njortu. voilà kooku c'est pas grave mais lu ci am solo ñu fexe ba ñu comprendre ne lii dañu war a def pour bañ feebar bi law. te tamit ci bépp situation il faut ñu accepter ñoo xam ne du ñu gëm trop parce que ñoom ñooy tax ñu avancer parce que ils se posent des questions. loolu moo tax soo ci xoolee nga ne man est-ce que kii lu mu wax du dëgg nga dellu gannaaw ti di xool looy def. voilà seeni doute ñoom day tax ñu gën a avancer ci xeex bi. waaw mais loolu mooy société parce que su fekkee ne yéen ñëpp da ngeen dawandoor kenn taxawul xool kii ñëw ndax gànnaay bi lay jël wala bii kooku c'est pas kooku baaxul gis nga béy nu muy def. béy soo ko ne bërët day daw waaye dina dellu si après seet lan moo ko tiital. d'accord voilà kon je pense qu'il y a pas d'inquiétude à faire xamuñu ko mais dem nañ léegi ba ñu bari xam ko ñu bari ñu ngi sol masque te daf leen doon gêner. waaw voilà masque nag neexul a sol waaye nit ñaa ngi koy def. voilà loolu nag parce que les comprendre loolu nag ci habitude la. waaw c'est vrai guerre la mais guerre boo xam ne gisoo bombe. feebar yi doo ko gis. voilà donc c'est normal que nit ñi ñoo am yenn attitude mais c'est ça voilà. d'accord ñu jeexalee ci ki woote woon yëmbal laajam génn na ci thème bi mais bon ñu xool lu ñu ko mën tontoo nee na moom dafay tuur ndox lu bari professeur. loo koy jox comme conseil. waaw loolu nag dama koy ñaan mu ñeme dem hôpital. waaw hôpital su fa demee nañu seet ni ñu koy jëlee en charge. waaw na ñemee dem ci hôpitaux yi bu leen nit ñi ragal dem foofu. fajukaay professeur Bassène artémisia bi ñuy wax tey jii yàgg nga ci def ay gëstu est-ce que yow tey jàpp nga ne artémisia mën na dara ci coronavirus bi. jërëjëf ci question bi parce que artémisia nit ñaa ngi koy. ñu koy coow. waaw ñu ngi koy coow bi président Madagascar taxawee télé yi wone ko muy jollu butéelu garab bu jóge ci artémisia. waaye artémisia nit ñi xam nañ ko chinois yi rawati chinois yi xam nañ ci seen cosaan la bokk. voilà ci cosaan ni sexew nekk ci cosaan Sénégal.
voilà léegi artémisia en fait lu tax nit ñi dem ci artémisia parce que dañ ko jëlee ci chloroquine tubaab bi nu mu ko defaree dafa dem jëli benn xas bi nekk Amérique génne ci li ñuy wax quinine bi nag moom moo doon faj sibiru lu yàgg ñu dem a dem ñu càmbar ferñeent bi ci nekk moom mooy quinine bi waaw ñu jëm ko copier ñu jëm ko defar ci usine comme ni tubaab di def toujours su yàlla defaree dara moom mu jéem a defar bosom voilà léegi quinine ak xeetam bu ñu tudd chloroquine foofu la jógee voilà dañoo xeetu quinine la voilà mais chloroquine moo gën a daanaka simple quinine dafa jafe tubaab bi mënuñu ko defar mën nañ ko defar waaye suñ ko defaree du nuñ ko naree jaayee du baax loolu mooy rentabilité voilà loolu fu mu ne nii yàlla rek a ko def ci garab bu ñuy wax quinquina voilà artémisinine voilà xam nga quinine ak chloroquine dañuy faj palu waaw léegi boo yëf yi fësee ne xam nga comme corona bi ñu ne kenn amul fajam kenn amul vaccin am léegi chinois yi jël chloroquine di commencé de faj voilà parce que ci ay at ci gannaaw xamoon nañ ne lu mel ni chloroquine mun na xeex ay virus voilà ay virus yu niroog corona waaw loolu moo tax chinois yi commencé ko def parce que yow soo mënoo toog nga ne amoo gannaay loolu moom xel mënu ko nangu voilà foog nga sàkk pexe léegi kii chinois yi loolu ñu jël chloroquine ci la kii Didier Raoult xam bu mu déggee loolu xam ne commencé nañu am résultat mu ne moom daf koy def. da koy essayer moom itam. voilà xam nga waaye nag xam nga médecin waaw loolu laa nawee kii suma naataango Seydi bi moom professeur Seydi voilà professeur Seydi médecin léeg-léeg su xoolee malade am day jël ay décision mi personnel. voilà parce que ci malade bi la xool du xool ci schéma yu ñiy joxe ñu joxe voilà léeg-léeg def ci génn tuuti ndax mu faj ci li ko convaincre lay dox mu ngoog waaw loolu nag bare na ci cabinet médicaux yi voilà donc lii Seydi def du lu guléet loolu la war a def voilà bu mu xamee ne Didier mu ngi koy def chinois yi ñu ngi koy def fa affaire bi jóge waaw mu ne dama koy def waaw ci loo xam ne ñëpp bon léegi nag loolu moo tax ñu ne comme artémis kii chloroquine day xeex xeetu corona waaw léegi nañu jël li nga xam ne yëpp day xeex sibiru ñu essayé ko voilà noonu la en fait noonu la recherche di demee da ngay xool ku niroog séeréer nga lakk ko séeréer ba xam dina tomb voilà ba xam voilà noonu la demee loolu moo tax nit ñi jóg ne su fa chloroquine amee effet mais nañu seet artémisia parce que ñoom ñoo bokk di xeex sibiru foofu la mbir mi demee d'accord waaw te du muy wax toujours donc chloroquine fu mu rawee artémisia mooy tubaab bi yàgg nañu xam chloroquine artémisia nag daf leen xaw a kii jaaxal leen waaw def galgal non jaaxal leen parce que ñu ngi wut pexe pour nasaxal ko mais lu tax ñu bëgg ko nasaxal waaw xam nga chloroquine wax dëgg yàlla jaratul dara voilà te chloroquine xam nga su jarulee dara mën na yàq lu bare ci marché bi waay et puis artémisia suñ ko jëlee yow da ngay xëy def artémisia sa biir kër doo ko jégaane day faf gën a yomb voilà donc et puis di nga yàq ay emploi yu bare mel noonu tamit loolu c'est normal
waaw léegi nag dañuy fexe ba convaincre ñiy defar garab ñu ne leen yéen tam mun ngeen defar xam nga yow garab am na garab ak garab. yoon de xat yi xam naa ne sa ceebu jën. moo gën a saf fuuf ceebu jën benn ab jola parce que xam naa ndar-ndar nga waaw garab yi. am na yaa ngi suñu technicien mi ngi dugg ci suufu table bi. mi ngi non garab noonu lay demee. waaw soo gisee kii defar chloroquine Inde kii defar chloroquine Chine. ñu ne non bu France bi moo gën. parce que moom la ñu xam bële moom sëpp wóorul. kiiwul noonu daal. voilà yu mel noonu lay lu bare ci lu mel noonu lay demee. lay jógee voilà léegi. kon ñooñu. waaw mais bu ñu faagagal artémisia nañ ko jël rek. parce que ñun ci ñoom la ñu tàmm jënd. nañ dem jënd ci ñoom parce que ñoom la ñu wóolu. xam nga loolu la. voilà bu ñu xeex leen di ñaan ñu bañ ci xeex ci biir pharmacie sénégalais buñ ci dugg. voilà parce que. fu ñuy d'accord ba jël artémisia dugal ko ci leneen. ñëw jaay ñu ko. waaw ñun duñu fa ne. mais est-ce que yow d'accord nga waaw wala déet que artémisia wala nga xalaat que ni mën na agir ci contre coronavirus bi mën na ko faj. non ma ne war na mën na nañ ko essayer parce que xeex na yeneen xeetu corona yu dul bii. moom artémisia bi. waaw. kooku soo demee ci di nga gis virus yu artémisia di artémisia di xeex. d'accord ñi ngi ci commission bu ñu teg déjà ni di ko natt boobu ba léegi ñi ngi ci génn ay tuuti information ndax xam nga ci fu ñu toll commission bi fi mu ne nii ak itam liggéey bañ cey def lan la. waaw commission bi moom depuis bu kii président malgache bi jokkoo ak suñu président. échantillon yi. Macky Sall. bon ba mu jébbal ko ay échantillon bon mu ngi koy càmbar waaw fu mu ne nii nag mënuma leen wax nu mu tëddee. parce que travail commission moom travail waxuma secret la sax mais bon xam naa saa yu sottee. nañ def communiqué wala ngeen gis ko ci lu nar a xew ak Covid organisme bi. d'accord ñu ubbiwaat antenne bi soosé ci 33 825 18 30 ànd ak professeur Emmanuel Bassène asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. fooy wootee. soxna Ndeye Khady Ibou Ngone Mbengue la yëmbal. Ibou Ngone Mbengue ñu ngi lay nuyu Ibou Ngone. maa ngi leen di fay di kontaan ci émission bu baax. merci beaucoup. di jaajëfal sa gat yi nga dalal. ñu ngi lay sant. xam naa ñoom Assane Fall dinañ kontaan maa ngi ko dégg muy wax ay ceebu jën. waaw. maa ngi nuyu ñoom Socé di kontaan ci émission bu baax. merci beaucoup. waaw kay dama ko doon laaj en tant que pharmacien. des fois nit ki boppam day métti wala biiram di métti ëllëg mu jubali hôpital waaye day jubali ci pharmacien bi ni ko nangam moo ma dal pharmacien bi ni ko jëlal garab gi. léegi ma doon laaj ndax bu boobaa demoon dafay analyse wala saytu li la dal gënu woon loolu. bi ko ñaareel mooy da ngay gis benn jàngoro boo xamante ni ci wuute faj gi day bari. dafa mel ne xëcc na waaye jot na fi bàyyi benn laaj ci 33 825 18 30 dinañ ko ci tontu su fekkee duggaat nañu jëlaat beneen bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Ndeye Khady. Socé baal ma xoolaat téléphone bi tuuti allo Cheikh Ahmed. waaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax. ñi ngi lay fay waaw. ñu ngi nuyu professeur Amadou Diagne bu doy waar tey gan bu am maanaam. xam di ko sargal bu baax di ko jox wàcc waaye. di ko wax ne mën la moo sama recevoir daaw jëkk ci bureau bi. il parlait de Blenda et de découverte d'une langue parlée écrite tu te souviens. man nag day xam je suis pas d'accord sur certains points parce que moi je suis un chercheur. waaw. artémisia may ut garab dafa ko fi jëlee dem uti garab am njëriñ pour wërgu yaram garab bu am njëriñ mooy garab boo xam ne am na lien biologique ak fonctionnement organique c'est le chercheur qui parle. bon parce que artémisia c'est une plante sauvage comme je peux le dire booy uti garab
ci àll bi dem di uti garab boo xam ne wala loolu lekk wala loolu naat da nga fi côté Artemisia da ngay ut lëng da ngay ut rat da ngay ut buy da ngay ut daqaar donc Artemisia amul lien biologique avec le fonctionnement organique loolu moo tax ma ne man koy indi garab naat si bàyyi may wax professeur ne ko xam-xam bu sell bu mu am tolluwaay bu mu toll war na mën a jouer benn rôle déterminant de fédérateur et de coordonnateur pour recherche des solutions de ce problème là maa ngi lay gërëm di la. merci beaucoup Cheikh Ahmed Tidiane Ndour dinañu si ñëw léegi ci laajam ñu xool suñu jógee ci moom kan la ñuy am comme auditeur bu nekk ci ligne bi ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. maa ngi rek. alhamdulilah fooy wootee. maa ngi woote Pout. yaa ngi woote Pout. waaw di rafetlu émission bi lool. merci beaucoup. waaw di gërëm invité boobu. ñu ngi lay fay. waaw dama koy laaj rek ndax comme soj. waaw. ngay faral di def. waaw. te moom nee lay liggéey ci pharmacie. waaw maanaam soj boo xamante daal bu ñëwee ay fan lay am wér. waaw may laajte loolu ba xam lu koy faj quoi. d'accord. waaw bu baax nag. trop. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi woon léegi Pout ak suñu auditeur boobule ci 33 825 18 30 ci kanam tuuti ñu xaar ànd ak waa ministère asalaamaaleykum. allo. allo. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax fooy wootee. syndicat laay wootee. syndicat. kooku la itam rëcc na ñu xaaraat ko tuuti keneen dugg si asalaamaaleykum. waaleykum. sëriñ bi na nga def. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw soxna si ñoo ngi siyaare. ñu ngi delloo ziar fooy wootee. maa ngi wootee Dakar. Dakar. waaw. ay ci ñu ngi lay déglu monsieur Ndiaye. waaw ñoo ngi siyaare baax a baax. ñu ngi delloo ziar. day rafetlu jotaay baax a baax. merci beaucoup. parce que maa ngi teewlu ci émission bi am solo lool parce que may génn ko ci nag waaye tey la ko yàlla dogal. wax naa see dugg ci benn émission mais maa ngi rafetlu kii bu baax a baax. jërëjëf ak say invité. merci beaucoup. ñu ngi ñaan suñu borom mbas mi fi nekk suñu borom jëlee ko ci jàmm. allahumma amin. li si jot a am yàlla yamale ko fi. allahumma amin daal yàlla saafara leen. amin amin. ñu si wàcc liggéey yàlla yërëm leen si yërmande. allahumma amin. waaw léegi ma amoon benn laaj ci docteur. waa ayca. comme léegi feebar bi dañ ne de wàlle gis tey ñi ñu waxee ne day wàlle dafa gaaw lool. ma amoon ñaari laaj. benn bi comme dafa xaw a xeetoo wàllu sibru. wala boog ni ma déggee ñi koy jàngat di ko waxee am na lu mu nuroo léegi sibru. te sibru li ko borom xam-xam yi waxee bokk na ci da koy joxe yoo. te Sénégal bokk na ci dëkk yi bari yoo bokk na ci dëkk yi tàng. te ñu ngi jublu nawet te dëkk bi bari na yoo. ma ko doon laaj ba xam ndax ki yàlla dogal ma am feebar est-ce que yoo man bu ko yoo màttee màtt keneen est-ce que mën na lawal jàngoro yi. d'accord. yaa ngi may dégg beneen mooy li mel ne li ñuy xoolee température nit ñi. appareil yooyu. xam nga da ngay dégg ñaan nit ñi dañoo war a soree. may laaj ndax maanaam appareil boobu ñuy def karamu nit ñi di ko xoolee jàngoro ji xam nga comme nag te nit ñi dañoo war a sorante parce que waruñoo jege. may laaj ci appareil boobu bi ndax ñëpp war a mën a wàllante jàngoro bi wala déet. d'accord loolu daal mooy sama laaj fekkee leer na li ci nekk de parce que dama am koy jégalu xam na rek ak yéen ak bëgg la rek. ñi nga koy jégal. waaw baax na merci waay. jërëjëf ñu ngi woon léegi ci région de Dakar ñu xool kan mooy ñëw ci 33 825 18 30 ñu jël ko daal di taxawaat xam naa bàyyi professeur mu tontu asalaamaaleykum allo. ki ci ligne bi déggante wuñu ci 33 825. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. na nga sant yàlla bu baax a baax. fan nga ñuy woowee nii. Amérique laa wootee. Amérique ñu ngi lay déglu. waaw man de dama doon laaj docteur. ndax
feebar bi nga xam ne moom moo law ci àdduna bi est-ce que ñu ngi manifester ci àdduna bi waaw est-ce que ñu ngi leen manifester biir Sénégal parce que boo gisee ma laajte loolu dama gis na ci àdduna bi cas yi dafay bari trop moor yi bari trop ñu la ay centaine de morts mais biir Sénégal dama gis ne affaire bi ni mu fay demee noonu est-ce que réellement coronavirus bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi est-ce que moom moo nekk biir Sénégal wala feebar bi daf ute beneen bi mooy ñun Sénégal ku ne xam na ne Sénégal ci boppam lii di choc lii di bopp buy métti lii di yaram buy tàng lii di tusóoli lii di sëkkët dafa mus a ànd ak ñun est-ce que ñoom ni ñuy testé affaire yi ak ni ko àdduna bi testé est-ce que benn la wala du benn c'est parce que dafa am ay maladies yoo xam ne fu mu toll même bu ñu sojee sax wala seen bopp di métti wala seen yaram di tàng du ñu ñemee dem hôpital ndax yaakaar na bu ñu leen hôpital ñu téye leen fa ne leen na ngeen am li nga xam ne mooy feebar bi loolu laa doon laaj ba xam maa ngi déglu bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf suñu auditeur boobu la doon woote États-Unis ci 33 825 18 30 su fekkee dafa am ku rëcc ñu jël ko wala ñu ànd ak ministère Socé balaa ñuy dellu si. Le communiqué du jour. Ce mardi 12 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 1099 tests réalisés, 109 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,91%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 107 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre La Padoue 1 cas et Touba 1 cas. 27 patients sont déclarés aujourd'hui guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, de l'hôpital régional de Ziguinchor et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1995 cas ont été déclarés positifs, dont 742 guéris, 19 décédés. Nous avons donc par conséquent en traitement dans nos hôpitaux 1233 patients. Mesdames, Messieurs, l'évaluation de l'environnement de la riposte commande de notre part des adaptations nécessaires pour une appropriation solidaire de nos interventions. Solidaire parce que la lutte contre le Covid-19 est l'affaire de toutes les couches de la population. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les mesures très importantes annoncées hier, qui sont de nature à renforcer la cohésion sociale et la sérénité dans le pays. Nous le remercions également pour la confiance qu'il a bien voulu renouveler à l'endroit de tous les personnels de santé et de tous les acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cadre de cette riposte contre le Covid-19. Après la résolution de l'équation des cas importés, la problématique
des cas communautaires demeure. Seule l'unité de conviction des communautés nous permettra de venir à bout de ce fléau. Mesdames, Messieurs, conformément aux instructions du chef de l'État, la procédure de rapatriement des dépouilles de nos compatriotes établis à l'étranger sera définie dès aujourd'hui en rapport avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La cohésion d'action et la nouvelle sérénité socio-économique doivent constituer un écosystème permettant d'éviter toute stigmatisation à l'endroit des personnes malades ou guéries du Covid. Je lance un appel à la population afin qu'elle continue de collaborer harmonieusement avec le personnel de santé dont la seule motivation reste sa protection contre la maladie. L'analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue, particulièrement à Dakar. C'est ainsi qu'un groupe d'intervention viendra renforcer le CRGE de Dakar pour lui permettre d'infléchir la courbe épidémique dans un contexte d'une nouvelle stratégie de lutte. Cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement. Elle doit plutôt créer un environnement de confiance pour l'adhésion de tous à la lutte contre le Covid-19. Je vous remercie. ma jàngal leen communiqué wu situation wu bésu tey bi tey talaata fukki fan ak ñaar ci mois de mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def tey ci junne ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def téeméer ak juróom-ñeent ñoo ñëw nekk yu positif ba ndëg ñoom ñoo am jàngari ci téeméer ak juróom-ñeent yooyu téeméer ak juróom-ñaar ay cas contact la yu ñu doon suivre fii ci suñuy service ñaar yi ñoo ci nekk ay cas communautaire ñaar yooyu benn bi mi ngi nekk Patte d'Oie benn bi Touba ñu yëgal leen itam ñaar fukki nit ak juróom-ñaar tey wér nañ ñu war leen génne ci bésu tey bi am na juróom-ñeenti patient yoo xamante ne seen cas mën nañu wax ne cas grave la benn ngi ñenn ñi hôpital Fann ñenn ñi hôpital régional de Ziguinchor ñenn ñi hôpital principal ñeneen ñi ci des mën nañ wax ne seen tan ñu ngi koy am bu ñu xaymee lépp ba bésu tey bi mën nañ jàpp ne Sénégal déclaré ne junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas yu positif ci cas yu positif yooyu juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wér nañ ci fukk ak juróom-ñeent suñu boroom jël na leen bon dëkk li ñu mën a jàpp tey mooy que ne junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñetti patient
ñu ngi leen di faj tey ci suñu hôpitaux yi may wax ne li ñu mën a jàpp bésu tey bi mooy que ne xeex bi ñuy xeex Covid-19 taxaw na taxawaay bu bees ci wàllu lu ñuy wax stratégie mooy naka lañ ko war a mën a songe stratégie nag bu xeex di dem da ngay xool noo koy adapté noo koy méngale ak jamono xeex bi président de la république démb ci discours bu mag bi mu def ci réew mi am na ay mesures yu am solo yu mu jël mesures yooyu nag li ñu ci mën a jàpp mooy que ne ay mesures adaptation la adaptation nag boo ko déggee mooy méngale mbir ak ni mbir mi taxawee léegi méngale boobu nag li ñu ci seet mooy taxaw ba ñépp mën a ànd ci xeex bi parce que wax nañ leen xeex bi du xeex sanitaire rek xeexu ñépp la xeexu ASC yi la xeexu acteurs religieux yi la xeexu acteurs culturels yi la xeexu acteurs communautaires yi la xeexu Sénégal yépp la bon nag ñépp ñoo ci war a jàpp moo tax environnement bu bees boobu loolu lay indi pour que ñépp jàpp ci xeex bi ñu ngi donc remercier bu baax président de la République du Sénégal bi mu ñu tegee léegi ci beneen taxawaay boo xamante ne danañu gën a mën a am chance pour gagner Covid-19 parce que taxawaay bu bees la bu mën a tax ñépp jàpp ci mbir mi bi cas importé demee cas communautaire moo fi des te cas communautaire li koy xeex mooy communauté te communauté li koy dooleel mooy ñépp taxaw jàppandoo bokk pas-pas may wax ne si li ñu président de la république digal danañu taxaw tey bokk ko ak ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour que procédure bi ñuy jàpp pour indi ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu mën ko taxawal tey jii ñuy wax ne li ñuy wax dal ci wàllu koom dal ci wàllu social dal ci wàllu Sénégal yépp jàppoo pour bañ a boddi ñi xamante ne dañoo am feebar bi dal boobu la mesure yu bees yi indi ñu ci remercier bu baax président de la République dal boobu ñun personnel de santé yi ma leen di féliciter au passage bi leen président njukkalee féliciter leen démb su guddi ba pare may wax ne dal boobu danañu gën a yombal suñu liggéey dana tax bu ñu duggee ci quartier yi ñépp nanguñu ñu liggéey pour aar askan bi may wax ne bi ñu xaymee taxawaayu feebar bi ci réew mi seetlu nañ ne bu ñu ko gañee Dakar danañ ko gañee fépp taxawaay boobu feebar bi am ci Dakar dafa tax ñu jël benn groupe d'intervention muy kuréel boo xamante ne dañ koy dolli boole ko ak comité régional gestion Dakar pour que Dakar ñu am taxawaay boo xamante ne danañ fi génn Covid-19 te yaakaar naa ne bu fi génnee liy des ci réew mi du bari taxawaay bu bees boobu nag bu ñu ko jàppee mukk que ne yolomal la mais changer taxawaay la taxawaay boo xamante ne danañu gën a mën a jox ay chance pour que communauté bi yépp dëkk bi yépp askan bi yépp bokk pas-pas ñu génn Covid-19 ci réew mi maa ngi leen di remercier bu baax. kon ñuy jaajëfal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci point bu mu def ci wàllu jàngoro coronavirus bi tey jii professeur dégg nga lim bi ak li ñu ci wax ban taxaw seetlu nga ciy def bala ñuy continuer. waaw li ma wax njëlbeen rek li président de la république wax biig moom la ministre bi dëgëral et puis faram-fàcce ko ci taxawaay bu mu jël ci moom ci wàllam pour fexe ba feebar bi
mbas mi génn ci dëkk bi. te nit ñi war nañ ci jàpp bu baax. voilà. cas communautaire yi ak jaaxal gi mu leen jaaxal. waaw cas communautaire yi comme ni ma ko waxee woon moom c'était prévisible. léegi kay fagaru ci jublu ci geste yi ñuy digle. voilà. moo ci des. et puis bon ku feebar tamit ñoo xam nuñ lay faje yan jumtuwaay lañ lay faje. d'accord waaw dëgëral li professeur Seydi di defar. di wax di jëfee. voilà loolu moo am solo. xam na solo ñu fàttali ne kon tey def nañu junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test téeméer ak juróom-ñeenti yi ngeek jàngoro ji ñu gis na nag ci ñooñu le téeméer ak juróom-ñaar yi ay cas contact lañu ñaar yi nekk ay cas communautaire kenn xamul fu ñu jëlee jàngoro ji benn ca Patte d'Oie benn ca Touba ci bisu tey bi kon ñaar fukki nit ak juróom-ñaar daal di nañuy wér waaye juróom-ñeent itam ñi ngi ci benn situation bu grave ba ñu ngi ci ay bérébu réanimation fii ci ay hôpital ci xayma yépp nag gis nañ ne kon bi jàngoro ji duggee ak léegi Sénégal ñu ngi ci tey ji junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas juróom-ñaar téeméer yi ak ñeent fukk ak ñaar yi wér nañu kon junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñett ba tey ñi ngi sous traitement ñi ngi leen di faj boo xamante ni faaw ñu indi ci ay tontu ba tax na am na benn dispositif beneen bu bees bu ñu indi ngir gën a yokk xeex bi rawatina fii ci Dakar te itam bu kenn yokki ñu dem kon professeur ci tontu yi ànd ak Ibou Ngoné Mbengue yëmbal la woote woon nee na yenn saay sa bopp métti wala nga sëqat dem ci béréb bu fajukaay wala pharmacie nee na soo yeggee wax ko pharmacien bi daal di lay conseiller benn garab est-ce que am na ci droit au lieu que nga dem hôpital ñu xoolal la lan moo la jot. waaw loi bi may na pharmacien bi li ñuy wax conseil parce que nag lu nit ñi war a tëreere mbir mooy pharmacien bi lu mu jàng mooy garab bi voilà dañ ko jàngal garab bi lu muy jëriñ ak nu muy lore. waaw loolu moo tax ñu may ko tuuti su gisee malade bu jaaxle mu joxandikoo garab waaye tam tegteel ko ne su li lay metti wéyee fii ak ay fan nga dem ci docteur bi. wala su seddul nga dem hôpital. voilà wala mun na sax yebal la directement ne demal hôpital jëlal lii waaye demal hôpital. parce que lu ma ci gis xëy na. feebar bu jara dem hôpital la. d'accord Cheikh Ahmed Tidiane Ndour nee na d'accord ci yenn point yi nga développé fii professeur ndax nee na artémisia bi gis na ni moom amul benn lien biologique ak fonctionnement organique noonu la ko waxee donc moom jàpp na ne lu ñu war a teg fële de côté la nee na aussi yow jàpp na ne war nga jouer rôle fédérateur tey ji ci problème mu artémisia ak jafe-jafe yi am ci diggante yi. waaw maa ngi remercier Cheikh Tidiane boobu nee na mos na ñëw suma bureau waaw waaye dama ko bëgg a xamal ne xam-xam dafa yaatu man nag xam-xamam ci faj awma ko waaw xëy na moom ma sut ci foofu quoi man li ma xam mooy li ma jàng université waaw su ne artémisia moom gisewu ko ne xam nga ban notion la indi boobu notion boobu man xaw ma ko. lien biologique defe naa la wax ak fonctionnement organique bi. waaw ku xaw ma lu mu wund quoi yi mu wax noonu. waaye maa ngi koy fàttali ne chinois yi kenn dàqu leen faj. voilà te artémisia ci seen faj cosaan la bokk. waaw su ñëwee fii Sénégal. daanaka suñ ko fi saxalulee chinois yi ñoo ko indi di ñu ko jox. waaw moom nag dafa war a seet ci xam-xamam ndax nag lañ mën a def ba mu ànd ak lu mu wax noonu waaw ba artémisia bokk ci xawma la waaw notion boobu vraiment nag maa ngi ko door a dégg. miinuloo ko d'accord. waaw dama ko miinul quoi. Pout koo xamante ne dafa ngay socc rek bokkul itam ci tam bi da ngay socc souvent nee na ndax am na garab. waaw socc souvent waaw war naa mën a am garab parce que
souvent soj daf lay dal parce que da nga am allergie ci yenn xeetu gàncax yi suñu demee bay jur ñu ñoo ay pollen bon léeg-léeg tamit virus lay doon te lu ci bare su la coono dabe ci la yooyu waaw mu daal di yeewu waaw parce que virus yi nag ñu ngi feek ñun waaw léegi soo menee ni man waaw dina la faral dal léegi da ngay jël sa matuwaay soo leen laajee nutrition ak ñooyu dinañ leen wax ay xeet buy moom comme dafa am ay vitamine C dina tax ay ak ñoom bisaab ak en tout cas ci suñu cosaan mun nañ ci sukkandiku di aar suñu bopp waaw waaye nag feebar su naree dikk moom day dikk nag waaw bu boobaa nga dem hôpital monsieur Ndiaye Dakar la woote nee na comme jàngoro ji dafa am lu mu xaw a niroo ak sibiru te sibiru xam nañ ni yow bokk na ci li koy yombal te ñu ngi jublu li nga xamante ne moom mooy nawet bi nee na est-ce que yow ragaluloo ni yooyu mën nañu tax nit ñi gën a jot ci coronavirus bi en plus thermoflash yi ñuy utiliser pour natt suñu tàngaay yaram ni ñu koy tegee noonu sa jë xaw ko jegeel ndax loolu itam bokkul ci liy gën a mën a lawal jàngoro ji professeur. waaw thermoflash yi moom tant que sëqatuloo wala nga tisooli ci kawam waaw ci kawam du la def dara parce que virus bi duy tëb du jógee ci yaram bi tëb dem feneen te dara yóbbu ko waaw loolu waruñu ci am tiitanga te yaakaar naa ne ñi koy jëfandikoo dinañu koy nettoyer souvent voilà léegi yoo ak coronavirus loolu nag ñi càmbar corona fële ci Chine waxuñu ne yoo moo koy joxe waxuñu ko fa voilà su ko doon yoo joxe ni kon Sénégal yëpp am nañ corona waaw jàngoro boo gis dafa am fu mu baaxoo fu muy nekk après di génn waaw corona nag yaakaar nañu ne ci benn xeetu mala la jóge bon voilà léegi mais moustique moom kii yoo du ko wàlle d'accord États-Unis la woote woon nee na moom dafa am lu ko xaw a jaaxal professeur ci wàllu jàngoro coronavirus bi ci ni muy manifesté woo ndax nee na ni muy manifesté woo fii ci Sénégal noonu la di manifesté woo ci yeneen réew yi ndax gis na ni ci yeneen réew yi la fay faatu bare na seeni cas bare na lool alors que Sénégal xëy na macha allah cas yi bon barewul ñi ci faatoo gom bare na ndax bakkan moom dafa foox bare na barewul foofu la xaw a amee jiixi jaaxa leneen li mooy nee na ki nga xamante ne dafa soj boppam di metti mu tisool yi yaxamam tàng wala muy sëqat loolu sénégalais daanaka dafa dëkkaaleeg moom est-ce que tey ki nga xamante ne moom loolu dal na ko mu dem hôpital ñu xool ne ko yaa ngi jàngoro ji tax ñu ci bare sax suñu ko yoree léegi dañuy ragal a dem ndax dañuy foog ne bu ñu yeggee dañ leen di wax ni yéen a ngi jàngoro ji alors que xëy na benn simple sëqat la wala benn simple bopp bi metti professeur loo ci xalaat. waaw nee na ndax ci gàttal virus bi circulé Sénégal ndax benn la ak yi ne fële. benn bi yi ne fële. parce que sénégalais yi gaañu leen trop comme ni nga wax yàlla sutural nañu. ba ñi faatu barewuñu. waaw France li ñuy jottali bare nañu lool. waaye bu ñu fàtte ne France nag ñoo ëpp juróomi yoon. ci population chinois nag chinois rawatina voilà man duma virologue duma virologue c'est-à-dire suma xam-xam xóotul trop ci affaire virus voilà waaye bon virus moom xam nañ ne day soppeeku mais am naa yaakaar ne fu mu ne nii soppeekul trop quoi waaw mais il faut que ñu gëm ne test yi ñuy def baax na ndaxte su baaxuloon ministère de la santé du ci sukkandiku. d'accord artémisia am na fi Sénégal professeur sax na fi. artémisia. xam nga garab bu ñuy wax niim. niim waaw. waaw niim xam nga cosaanewu fii de. waaw. niim Inde lañ ko jëlee. lim fi yàgg yëpp. waaw. cosaanewu fi. gis nga niim bu bekkoor bi lawoon fii bekkoor bu métti.
ba garab yi daanaka ñu ba mën na sax fii ci Sénégal ci la ñu indi nim bi. voilà nim nag léegi nit ñi defe nañ ne. ñun ñoo ko moom voilà dañuy laaj tur wolof bi ñu leen niim. waaw artémisia ñëw na fi. man suma xam-xam bu gàtt depuis 2003 2004. waaw ci la benn ONG indi artémisia bi. waaw te ñun gëstu nañ ci tuuti. waaw ba sax yebal benn ndaw ba mu dem ba Cambodge. parce que ñoo bokkoon projet bi mu indi xam-xam saxal artémisia. parce que Cambodge ñoom xam nga ne dañu bare paludisme comme ñun. ñu bare sibiru parce que ñoo ñu ëpp ndox fuuf. voilà donc buñ ko càmbaree seet am na xeet yoo xam ne mun na fi sax te su saxee day am ay ferñeent yoo xam ne mun nañu faj palu. voilà loolu lañ càmbar fii donc artémisia mu ngi fi. nit ñi kay ñoo ko bàyyilu xel. ci yenn zone la gën a ëppee. wala ONG yi. waaw ñoom ñoo koy saxal fii. di ko jaarale ministère du commerce pour jaay ko. bitim réew wala ci biir réew. déedéet ñu ngi fi ci biir réew bi dañuy tamit certainement dañuy joxe bitim réew tamit. waaw xam nga garab loo xam ne da nga jublu faj soo jëlee gàncax nga jublu ci faj. dañ la ne nga dem direction pharmacie ministère de la santé ñu jox la autorisation. waaw su fekkee ne da nga ne munoo dem direction pharmacie wala dañ la fa lëjal. nga dem commerce soo demee commerce nga ne lii kii complément alimentaire la mooy daanaka da nga koy def ci li ngay lekk rek. day jàppale xëy. waaw day jàppale. waaw voilà noonu la ñu bare. foofu la ñuy jaaree. voilà loolu moo tax artémisia yàgg fi te nit ñi bàyyiñ ci xel. ci ban forme lañ ko doon jaay lañ koy jaay ñoom. comprimé la wala tisane. c'est dañ koy wol. def ko ci ay xeetu mbuus la yu ndaw ñuy wax gélule. waaw voilà nga xam ne soo ko naanee day seey ci sa biir. am na ñoo xam ne dañ koy def noonu mel ni Lipton rek nga koy. nga koy xooj di ko naan. ci action artémisia ci wàllu coronavirus bi prévention lay dem wala curatif day fàgg wala day faj wala ñaar yëpp mën na fa agir ci sa xalaat. waaw loolu nag mënuma wóor ci li ma la wax corona bi lu bees la. waaye artémisia càmbar nañu ne am nay xeetu corona ak xeetu virus yu mu mën a xeexal yu mu mën a xeex. voilà prévention lu mën a am la xam nga nag prévention nit ñi luñ ci ragal mooy. ñëpp daw. déedéet ñëpp di ko jëfandikoo. te duñu laaj docteur bi dañuy jëlal seen bopp garab gi. voilà loolu nag war na tax ñu càmbar ko. mais déjà nii njaay mi commencé na de professeur nga yëg wala nga ñàkk yëg. artémisia bi moom ñu ngi koy jaay dama ne. artémisia bi nee na yàgg na fi. waaw wax nañu bàyyi nit ñi ñoo wéyal. ñu wéyal nañ koy defee. dañ ko doon jëfandikoo. voilà léegi su fekkee ne ñoom dañu ne dañ koy jël pour aar seen bopp. waaw de lu bari lay aar. donc ñu bàyyi leen li ñu dem léegi nag ñun suñu demee ba taxawal mbir ñu ne léegi artémisia dañ koy dugal ci faj officiel. bu boobaa dinañ leen wax def leen ni. waaw voilà wax nga ma ni ñu ngi ko fii saxal professeur li ñu defee daanaka baxeetul alors que dañu jëlee échantillon fële ca Madagascar pour xool ko léegi si toutefois ñu dem comme ni nga ko waxee nii ba ni valider nañu protocole bi day dugg ci biir est-ce que tey ñun gannaaw dañ ko fiy saxal est-ce que tey ñun am nañu capacité ci wàllu équipement technique wala équipement plutôt ci wàllu ressources humaines ak xam-xam war a mën a tey jël suñu bos yi nga xamante ne moo fi ne ñu defaral suñu bopp pour éviter coûts yi ñuy génne tam ci biti di ko jëndi wala caractère urgent garab feebar bi mooy tax loolu du mën a ne wala li nga xamante ne moom mooy problème ressources humaines day posé wu loolu lan nga xalaat si loolu. waaw mbiru garab nag dafa xaw a lëj tuuti
xam nga njiiti réew mi dafa déclaré ne ñu ngi ci urgence ak guerre. loolu moo tax dama koy jaajëfal lu baax bu mu gisee opportunité Madagascar. waaw voilà te xam naa njiiti réew aussi ci rôle am loolu la c'est-à-dire war naa mën a am commande bu muy def ci chercheurs yi moom jéggaane ne na benn garab. loolu mooy roy leen ci kii. te bëgg naa fii ak ay 6 mois ngeen génneel ma dara su ko waxee léegi daal kon. voilà loolu la ñuy xaar peut-être ñu wax ñu. loolu ngeen bëgg yéen de. voilà xam nga nag affaire yi kii Covid organique. Madagascar dugguleet c'est-à-dire bu ñu leen jàpp ay niti caaxaan. Madagascar dans les années 80. foofu la ñu defaree kii médicament bu ñuy wax Madecasol. ci benn gàncax lañ ko jël. buy sax foofu te fii sax daf fii sax ma ci ay pelouse yu bare fekk naa ko fële King Fahd d'ailleurs. alors benn pharmacien moo ko fa jël ci seen institution boobu. waaw mu togg ko ba génne Madecasol. Madecasol fexe na ba jële fii li ñu daan wax poudre d'argina xam naa yow xale nga xëy na. dinaa koy dee. poudre d'argina voilà c'est ay sulfamide la. soo amee kii góom moom la ñuy jël suy ko ci kaw. voilà donc du ay nit caaxaan ñoo ne foofu. voilà léegi kay dañuy seet anam yu ñuy def ba garab bu ñu baaxee ñu jëfandiku te xam naa ne c'est sûr que commission bi dina trouver une solution. d'accord voilà. effet secondaire ci artémisia war na mën a am ak contre-indication yi nga xamante ne jàpp ngeen ni yéen ci recherche yi ngeen jot a def fagum ñii waruñoo mën a jëfandikoo artémisia bi. wala seen recherche yeggul moom. non man ma bëgg a. ñu ràññee. artémisia bi sax fi ak biy jóge feneen. ak Covid organique. garab gi ñu ci génne. Covid organique dañu ko càmbar. defar ko. waaw kooku garab lu ñuy wax spécialité la. waaw voilà boobu fu mu ne nii ci suma gis-gis moo jar ñu yëngu. ñoo jar a càmbar daal. waaw moo jar ñu yëngu. te ku lu toll ni Madagascar suñu demee beneen lii baax na. war na ma ne càmbar nañ ko ba xam effet secondaire ak ñoom seen. voilà loolu nag il faut pas que ñu nasaxal lii suñu naataango yi defale ñoom certainement suñu dee garab bi dina ànd ak ay kayit yu wone ni ñu koy jëfandikoo ak tamit lan lañ ci xaar ak lu ñuy wax effet secondaire. précaution d'emploi yi ci voilà effet secondaire ni ko français di waxee secondaire la. après la quoi. déedéet c'est mun na tax mënul tax ba nga jëfandiku. mënul tere. léegi nag am na lu ñuy wax effet secondaire grave. même loolu sax dañ la koy yëgal. waaye duñ la ne bu ko jëfandiku. gis nga fu mu ne nii soo jëndee garab pharmacie. lu ñuy wax ci notice bi. waaw di nga gis 2 pages yoo xam ne yow sax doo ko jeexal lire. waaw ci ay effet. parce que kenn mënul xam nit ki nu mu bindoo. muy réagir ci walla ci garab. ku nekk ak sa bindin walla ni la bindee. donc effet secondaire vraiment bu ñu ko wax nañu wax kay soo ko jëlee nga dee walla doo dee. waaye ñu ne effet secondaire. loolu yaa xëy comme ni kii suñu mbokk naari di wax waaye bu ñu wax ci yooyu mais ci pas Covid organique mais ci yi nga xamante ne par exemple ñi ngi nekk en vrac ak gelu professeur waaw xam nga aspirine. aspirine xam nga am na effet secondaire. waaw mais effet secondaire bi la ñuy jël pour tax ba nit ñi duñu def ki AVC. voilà effet boobu la ñuy exploité. effet secondaire ba la ñuy exploité. voilà parce que day tax sa yaram du kii sa deret du woy waaw kon nag bu ñu ñëw di wax effet secondaire. xëy na sax effet secondaire dina tax mu faj leneen. cancer ak yooyu. dina indi beneen bu mu faj. waaw loolu moo tax mbiru garab daal. voilà laaj na ci màndu bu baax. waaw
waxtu bi daanaka mi ngi jeex professeur tey suñu jëlee bénéfice risque doon di ko évaluer lan lay doon ci wàllu artémisia bi ak Covid organique bi par exemple defe naa benn simili lañ ma wax ni moom ma dese. waaw bénéfice risque bi mooy ñu jëfandikoo. parce que ñun xamuñu corona bi lu koy faj. te am nañu yaakaar ne artémisia mun na ci def ab jéego. ñu jëfandikoo ko dindi hydroxychloroquine wala ñu boole leen. déedéet boole loxo moom moo yëkkati dara. boole ñaar yëpp xool ba xam. waaw ma la ñu boole leen. non ñu lëkkale leen di def bii di def bële. selon les waaw cas loolu nag cliniciens ñoo war a toog ak pharmaciens yi. ñu waxtaan ci. waaw parce que cliniciens yi xam nañu nit ki mais dese na ne xam tuuti ci garab suñu boolee ñun ñaar yi suñu booloo. ci Sénégal bi. waaw xale yi nag xale yu xarañ lañu. dañu xam nu ñuy doxaleen. d'accord ñu mel ne yéen associé nañ leen ci essais yeeg test yi ministère di def ni d'après li ñu expliqué fii yëpp. comme recherche yi ngeen def même man su ma boole la mais am nañ suma élèves ñuy boole. ñoo bàyyi université te am naa ci yaakaar bu baax. waaw ñu koy am. waaw ñu ngi ci boole waaw. d'accord waxtu bi jeex na professeur kon ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi àndoon ak professeur Emmanuel Bassène di pharmacien ancien interne des hôpitaux professeur titulaire pharmacognosie ancien chef laboratoire biochimie bu hôpital bu Fann di ancien vice-président ordre des pharmaciens bu Sénégal kon Ndeye Khady Diop nekkoon ci micro bi ànd ak Aline Badara Socé ci machine bi ñu ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain te di leen ñaanal jàmm.